asalaamaaleykum ñu ngi nuyu waa foyer des jeunes de Médina Fall coalition union citoyenne buntu bi moo ñëwoon fii ci kër Vieux Diaby kër Vieux Maxa nekk jàmbaar nekk ku ràññeeku ci biir foyer des jeunes de Médina Fall mën nañ koo présenter war nañ ko sax mën a dalalal ay ganam ndax danoo bokk dëkk te dëkkin bi rafet na bi ñëwee fi aussi fekk nañ fi mbooloo mu am solo ñu dalal bu rafet ci njiitalu président Ablaye Niang président commission sportif ak vice président bi ñuy nuyu jël nuyoo président Mor Diop teg ko ci seen loxo ñu joxal ñu ko ñu am mbégte ak kontante ñëwoon fii ñëw bi nag ñu bari dañ doon xalaat ñu dem entraînement yaatal ko fa ñu ni déedéet ndax li nga bokk boo koy def du jar wanewu dafa am loo xam te ni wane ni ñun li nu bokk danoo ñëw wane ci sunu bopp moo waral tey ñu toog devant caméra di yëkkati kàddu yu am solo yi ndax ku ne xam na ni foyer des jeunes de Médina Fall dayo bi mu am ci zone nord sunuy at gàtt na waaye jot nañoo xam dara ci dundinu club bi ci fi mu jaar ak li mu defar ci ay xale ak participation ci wàllu développement social ndax ci mouvement bi nga xam te ni sport et culture foyer bi def na ci lu ne daan dem nawetaan ay jamono amoon ay troupe théâtrale daan sensibiliser ndaw ñi ci setal ak ci reboisement lu ci bari foyer bi jaar na ci ba ci don de sang jaar na ci ba sunu jon yàlla tey ñu jëm nag ci xew-xew muy finalu zone nord zone bi nag di zone bi gën a mag muy zone 2 ku ne xam na ko xam seen taxawaay ci biir Thiès kon buñ ci jëmee day laaj coalition bu toll ni président Ndiaga Wade ànd ak suñu maman Awa Doucouré ñu jiite ko day laaj ñu jóg fekk si leen wan ni lépp lu askan wi soxla coalition union citoyenne daf ci war a taxaw ñu ànd ak na tey ci délégation bi suñu frère Bouba nekkoon en tant que joueur ci ASC bi nekkoon capitaine amoon fi taxawaay bu rafet wëlbatikuwaat nekkaat fi comme dirigeant lépp loo xam te ni luy social ak développement génn wu ci loxoom ñu am mbégte nag ak kontante ndax sunu teewaay bi day teewaay bu am solo ndax bu ñu fàttalikoo en 97 sunu cadets yi bi ñu fi jóge di dem Casamance jotaay bu mel ni la ñu toogoon di nas nan lañ mën a def pour jàppale xale yi pour mën a dem ca kanam ba yàlla def bi nu boolee sunu doole ndam am ci message bi nga xam te nii nag président yónnee woon na ko xëy na lii participation bi dañ koy bàyyi ak buuba dina ko mottali waaye message bi mooy fair play bi nga xam te ni bëgg nañ ko ci les deux ASC ndax ku tudd Médina Fall tudd ASC foyer des jeunes de Médina Fall boo paree di nga tudd Renaissance football club boo paree tudd Avenir football club ñu bokk ndey bokk baay xale yi nga xam te ni ñoom ñoo nekk ci les trois ASC ñooy dajewaat ci club yi nga xam te ni mooy club bu ville yi lu mel ni US Rail lu mel ni ASC Mbaxaan lu mel ni Seneps Excellence et tant d'autres kon ñoom ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk baay même personnage yi ñoom ñooy séddoo ci kër yi ndax ñun ñoo bokk lépp kon nag message bi nga xam te ni kilifa gi yable woon na ko muy président Ndiaga Wade ànd ceeg suñu maman ci coalition bu mag bi mooy bëgg na trop ci taxawaayu dirigeants yi nekk ci ASC yi ndax xam nañ ni mag ñu am maturité ñoo ci nekk mag ñu jàppale xale yi ñoo ci nekk mag ñu jëmle sport kanam ñoo ci nekk muy ñaan nag le jour ji ngeen gën a gunge xale yi sensibiliser leen ci non violence ci ñu gën a dekkal quartier bi gën ko jàppale xëy na fi ñuy wàccee kàddu yi mooy mi ngi wax ni naqar bi nga xam te ni moom lay feeñal rek mooy lu mel ni zone nord di zone 2 saa yi nu jógee war a recevoir ci yeneen i zone la ñuy recevoir sunu complexe bii ñu am mooy complexe Yann Diouf ku ne gis na état bi mu toll te sunu maire yi war a taxaw ak zone nord poids bi mu am ndax ku gañe zone nord ku gañe Médina Fall gañe nga zone nord te ba léegi suñu zone bi saa yu jógee di war a recevoir wala war a football yi day dem Maniang Soumaré wala Stade Lat Dior wala champ de course loolu nag di absence boo xamante ne nii suñu kilifa yi absenté nañ ko moo waral coalition bi jóg nit ku wax àddina wax jeunesse wax sport wax culture ñun na dañuy jóg nasu àndandoo jàppale suñu ñaari ASC yi gunge leen wane ne ñu ngi seen ginnaaw ba li nu bëgg au soir du 23 janvier bu ñu demee ba jot ci dinañu jox sport cëram joxaat ASC yi seen cër
àndandoo ñuy tàllal loxo ASC yëpp ñëw fi nag pour politique mais dañu ñëw pour jàppandoog suñu njaboot xam ne lu nu woote rek ñun ñoo war a njëkk a jiitu ca kanam kon xëy na li ci def ci kaddu yi dañ koy bàyyi ak suñu frère Bouba ndax ku mel ni Vieux bokk na ci ñin élire ci biir coalition bi ci liste yi ku mel ni Bouba pareil te ñooñu ko leen tudd nga Medina Fall kon xëy na foofu la ñuy wàccee kaddu yi jox suñu frère Bouba lu ci manqué bu mottali ko ñuy nuyu jotaay bi yëpp di nuyu lingeer yi ñu àndal ndax bëggoon nañ def forte délégation waaye nag dañ ni rek comme dañu ñëw visite de courtoisie la ñu gàttal ko rek bu ñu ñëwee def protocole bu ndaw jébbale barkeelu bi wane ni coalition bi mi ngi ànd ak les deux ASC ñu jëm ca kanam pour Medina Fall am ndam ca kanam ndax ndam li ndawul Medina Fall rek la salaamaaleykum wa rahmatullah. comme niñ ko waxee rek coupe bi du génn biir Medina Fall ndaxte nag ñaari ASC Medina Fall ñooy jongante liñ koy waxee rek foyer doon nday ji ndaxte tey jii ASC bu fi sosu rek foyer ci moom nga jóge ndaxte dama ko gis si sunuy mag ñu créé fi benn association bu nga xamante ni si pour anciens joueurs zone nord yi la ñëpp nekk ci damay nekk ci groupe bi di déglu man damay préféré di leen déglu ndaxte ñooñu dañoo doonoon ñoo xamante ni si dama daan rêvé di leen nuyu rêvé di leen côtoyer tey sunu borom bu demee ba may dugg ci groupe boobu di leen dégg ñuy wax dajaloo te ñëpp nekk ci waa Kawsara yi ñëpp nekk ci loolu dafa doon loo xamante ni si loo am solo la ñuy woote rek ci jàmm di ci def appel xam naa ni ci joueurs yi moom amul problème ndax sportif moom man gëm nañ ni football défaite la victoire nul te kenn ku ci nekk da nga ciy demee pour gëm ni tey ji dama ko war a jël waaye lu ci mënti am après lépp rek na resté ci cadre sport te loolu moom kii na li may woote rek mooy yenn supporters yi ñu gën a dal te loolu nag ñun ñoo ci war a bay suñu waar ñun ñi nga xamante ni si dem nañu ba bàyyi ak dirigeants yi kenn ku ci nekk woote xamante ni si jàmm la ñu soxla ñu def ci loolu nag le maire Ndiaga da cee insister bu baax a baax bëgg na daal lépp mu nekk ci jàmm bu ñu paree ñun ñëpp ñu àndandoo gëm ni daal ndam li génnul biir Medina Fall moo ciy gagné te loolu rek ndam la ñi ngi sant nag bu baax a baax ànd seeg Pape Ndoye Mansour yor doon président jeunesse bi bu citoyen union citoyenne buntu bi moo toog ni di leen seedeel rek ni leen ñii ñu àndal doon ay nit yoo xam ne nitu valeur lañu man du ma jox lu tax wala nga def lu tax ma war laa mën a waxal loo xamante ni si gisuma ko ci yow su ma ko gisuloon ci yow du ma ko def dafay Pape li may wax rek tuuti muy avant lii di xew dafa jug mook aas tàg ko Serigne Niang jug taxaw di dox ngir Thiès Nord man ma xam ci dara nga tey teewe naa benn réunion boo xamante ni si mën naa ni 4 personnes la ñu wax man yow Serigne Niang ak keneen te booba lii yëpp xewagul benn coalition amu fi kon mu doon kon nit ko nga xamante ni si am na loo xamante ni si bëgg na ko pour Thiès Nord gëm na ko tamit te xam na ni tey jii ñun ñoo war a jug pour taxaw ci sunu tour moo jot ndax nit ki nag bu sa bis jotee te defoo ko bu ëllëgee suñuy xas mën nañ laa xas waaye nag bu sa bis jotee soo jéemee même boo tëlee bu ëllëgee dinañ xam ni jéem nga moo tax nag ñu jug di jéem di ñaan nag yàlla defal ñu jàmm ba le 23 li ñuy bëgg ci commune Thiès Nord bi ñu mën koo am muy le maire Ndiaga Wade dem ca mairie ba ñu ànd ak moom mën a taxaw nag pour intérêt population bi ndaxte man li ma ko wax rek mën na maa ànd ak yow waaye nag lépp loo nga xamante ni si askan wi da koo soxla dinaa la ko wax ci biirum néeg dinaa la ko wax ci ëtt bi waaye nag soo bañee man damay génn ci mbedd mi taxaw wax ko ndaxte loolu laa gëm loolu rek man ci loolu laay dox di gërëmaat ñëpp di sant ñëpp. asalaamaaleykum waa Medina Fall asalaamaaleykum waa foyer des jeunes de Medina Fall ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan bu baax ci teewaay bi nga xam ni moom lañ fi teew tey ci turu coalition union citoyenne buntu bi man ma doon le responsable des jeunes de la coalition ñu fekk si également les jeunes de foyer de Medina Fall. kon jeunesse bi la ñuy adressé sunu parole ndax ku wax sport wax jeunesse di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu dalal ndax kanam yi ñu fi fekk suñuy grand frère lañ xam nañu leen dëkk ak ñoom di yeewoo ak ñoom bis bu nekk ci biir Medina Fall. Ndiaga mi nga xam ne nag mooy monsieur le maire ak sunu jigéen sunu yaay Adja Awa Doucouré
mi nga xam ne ñoom ñoo ànd pour def seen combat politiquement pour jàppale Médina Fall ak Zone Nord ñoom nag ñoo ñu yebal fii pour que ñu mën a ñëw jàllale ay kaddu ak sunu frères yi nga xam ni ñoom la ñu nekkal. ci côté bi nga xam ne nag moom la ñuy waxee mu bokk ci programme mu monsieur le maire Ndiaga Wade ndax ku seetaan bërki démb journée d'investiture bi nga xam ni moom la ñu doon def coalition Buntu bi mi ngi wax ci problème yi nga xam ni Médina Fall wala Zone Nord bi ñu ngi koy confronté ci par rapport ak sport. ndax comme ni ko sama frère waxee léegi Médina Fall waroon na doon tey milieu boo xam ne wala Zone Nord am benn stade boo xam ni à chaque fois bu équipe bi di football war nañ fa mën a dem ñu mën a jouer ci li nga xam ni moom mooy wàllu sport bi. mais dañuy constater ni lu bëri ak lu mënti xew dañuy génn côté Maniang Soumaré dem champ de course ba wala stade Lat Dior te yooyu yëpp bokkul ci Zone Nord te am nañ complexe sportif boo xam ne tey bu ci mairie bi taxawee war nañ koo mën a jëmmal. ndax koo xam ne dañ lay jox plus de 800 millions ci yenn budget yoo xam ne ci dafay jëm ci wàllu sport yaakaar naa 50 millions boo xam ne mën nga ko def ci benn stade jeunesse bi war ci mën a gis seen bopp loolu tëwu la. léegi nag dafay li nga xam ne moom moo fi am c'est manque de volonté moom mooy am wala bëggumaa def mais li ñu fi war a liggéey ba jeunesse bi mën cee gis seen bopp yaakaar naa mi ngi fi. te gis nañ ni tamit jeunesse bi ànd bi nga xam ne moom la ñuy àndandoo bu vacances jotee ñu nekk ci activité sportive ñii di bégalante. parce que passe-temps lañ ko mën a def activité de loisir la te vraiment gis nañu ni kuréel yi nga xam ni moo mënoon a am ak confrontation yi nga xam ne moo mënoon a am entre jeunesse nawetaan dafay fexe bay dindi loolu. te ñuy lancer appel ci par rapport ak à la jeunesse puisque ñun ci jeunes yi la ñuy waxal muy ñu conscientiser leen wax leen ni lii sport la Médina Fall Renaissance benn la bis ba bu jotee na ñëpp sangu ba set sol seen yére dem supporter seen équipe ndax nawetaan ku ko xam ni ambiance lañ ko xamee bu ko defee incha allah ku yàlla may ndam ñu xam ni yow la yàlla may ndam. même bu ngeen niwul woon dara dafay nekk lu rëy bu ngeen demee ngeen remercier Ndiaga Ndoye ak madame Touré ñi leen ñi daal ñu ngi seen ginnaaw parce que vieux ak buuba mii di sama rak lépp loo xam ne nekk nañ ci ñun deen ci nekk loolu xamul nag xamuñu ko mais lépp lu ngeen ñu informé ñi lii vieux da cee bokk wala buuba gay da cee bokk rek ñoo ngi ci biir ak nu nii ñëwee nag ñoo ngi ci biir ñi ni déggal ak peut-être ak ñii nga xamante ne bu leen waxee ñu def tamit ñoo ngi ci gën seen ginnaaw parce que vraiment ñun li fi nekk nii lan bëgg mu jóg fi parce que wax dëgg yàlla dañoo juddu yaru fi te gisuñu ba léegi dara lu changé suñu bët comme gone yi ñoo ko mën a wax nag mosuma mag ñi nga xam ne moos ñi ngi bëgg a dem retraite waaw vraiment bu ngeen leen nanu fexe ba nga xam ne ñi fi nekk ñii ñu jóge fi ñeneen ñëw fi ñu xam changement ba xam parce que ñun moom loolu lañ gëm ñu dimbali ñu suñu terrain de foot yi parce que suñ mun ñoo am benn population bi wax amoo sax fooy entraîné ñaari ASC ñoo bokk benn terrain di ci entraîné xam nga loolu rafetul Médina Fall amul dara politiciens yi day ñëw suñu biir rek nax ñu dem te loolu dafa war a jeex danoo sonn vraiment daal ñu ngi leen di remercier bu baax a baax fu ngeen yaakaar ni fa la yam nag yamu fa parce que li ma leen di wax rek buuba ak vie mi man mi Ablaye Niane lépp lu ma wax lu nekk dinaa jël la ma ña nga xamante ne yilif naa leen ne leen boog defal leen ma nangam parce que nit ki amul lu dul nit ki defal ko lu baax mu fayee ko lu baax parce que Ndiaga ak maire Awa yaakaar naa li ñu def ci Médina Fall am na loo xam ne jëlul sax di wax parce que yàgg na noo gis malgré du ñuy ay politiciens dugguñu ci politique mais yàgg na noo toog di gis wala di dégg nit ñi nag kenn mënut a nax fi ñu toll kenn parce que nit ñi wax dëgg yàlla xale yee waxuma la ak mag ñi yàlla mi nga xamante ne nag mooy fale yàlla na leen yàlla fal dëkk bi ñu yor ko ñu am changement tuuti ñu xam ni ba xam déw dëkk bi changement mais nekk ci benn doomu aadama yoo xam dañoo bëgg a takk buum dina xëcc rek loolu dafa war a jeex nit ñi nag ànduñoo kenn pour nit ki dafa joxe lii wala dafa joxe lii changement moo war a am danoo war a changer parce que ku nekk li nga war a am yaa koy liggéeyal sa bopp yaakaaruñu aw du ko man maa jox loo xam ne dama koy dunde ba ak sama famille ba ka may dee wala Ndiaga jox ma ko mais dañuy ànd defar booy construire nag di nga am maçon di nga am menebar di nga am xeer di nga am ciment di nga am lépp kenn ku nekk fa nga mëne daal na nga fa jéem a jóg mëne fa pour au moins changement am ci dëkk bi ñoo leen di remercier baax a baax au nom du président Mor. Fall nag dañ ko moom bokk ci kon fii bi ñu ñëwee ñun dañ fi bëgg a ñëw pas sax ci côté politique bi parce que je crois que muy Pape muy Bouba muy Mansour
kenn ku ci nekk wax nga ci li ñu ci war a wax mais comme li ma wax sànq rek xam nga nit ki li nga moom doo xaar ko la ci boole te yaakaar naa ne ku xam Awa Doucouré elle a été la première responsable commission féminine fii ci foyer Grand Laye mi xam na li may wax jamono yooyu ay ñoom départ dégul kan ay nena jare ñoo fi nekkoon kon xam nga loolu yàgg na kon fii dañ ko moom bokk ci mais boo xoolee pratiquement man dama am ñaari mbébét rêve boo xam ne dama ko am fii ci quartier bi bu njëkk bi dama naan Madina Fall kañ la ñuy am Madina Fall FC jàll ci club je crois que mosoon nañu am benn réunion bu ñu fi teniroon fii Don Bosco nga xool Madina Fall li mu produit ci ay professionnels ci ay joueurs de qualité nga xam ne heure bi quartier bi waroon na dépassé fii bu yàgg à l'image de Walidane ay TK Touré Kunda donc muy manquement bu énorme ci côté boobu noonu beneen rêve bi mooy Madina Fall kañ lay am école de football infrastructure boo xam ne da ngay ñëw gis vraiment gis fa ñeenti terrain yoo xam ne yëpp dañ koy gasonné ah gis à côté des salles de classe pour ñu bëgg a jàng français des salles de classe pour ñu bëgg a jàng daara parce que Madina Fall war na ko mën a am. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu waa Renaissance football club am mbégte ak kontante ñëw fii ci siège bi nga xamante ni les dirigeants fi la ñuy faral di toog li ci ëpp ci comité supporter bi aussi fi la ñuy faral di toog ndax ku xam Renaissance football club xam ko ci ASC bu ubbeeku ASC bu booloo ASC bu exclurul kenn ci ki gën a féete ndaw ba ci ki gën a féete mag alhamdulilah ñu sant yàlla nag am mbégte ak kontante ñëw am délégation bu ñëw fii seet si waa ASC Renaissance football club ànd ceeg ay responsable ku ci mel ni monsieur Bouba Gaye ku ci mel ni Mansour ku ci mel ni Doucouré ak Pape ak soxna yi nu àndal ak ñëpp ñi nu àndal déplacé ñu ñëw nag fii tey ci turu président Ndiaga Wade di président coalition Union Citoyenne Buntu bi am mbégte ci seet si sunu frères yi Renaissance football club ndax nit ki bu fekkee da nga dëkk ci benn quartier ñëpp doon benn yàlla may ñu am chance di jëflante ndax ñun ñi taxaw duñu ñaar kenn lañu ndax bu ñëwee fekk si suñu frère Galas Diop nekk responsable ci biir Renaissance jëm ci final bu mag war ci daje kan ASC Foyer des Jeunes de Médina Fall ñu am mbégte bi day ñaari mbégte ndax liñ doon rêvé mooy ñaari doomu Médina Fall dem final nga xam ni guddi coupe bi day fanaan Médina Fall ndax zone bi lay fanaan ndax zone bee loolu amaluñu solo li ñu amal solo mooy li nekk ci suñu xol mooy ñu yàgg a xeex ngir dooleel Médina Fall yàgg a xeex ngir Médina Fall jëm ca kanam yàgg a xeex ngir Médina Fall yeneen quartier fu ñuy tudd yeneen quartier yi dégg fa Médina Fall loo taxam président Ndiaga Wade ci coalition Union Citoyenne Buntu bi mu ànd ceeg suñu mama Awa Doucouré ñu jóg taxaw di xeex pour doomu Médina Fall jóg taxaw pour xeex pour njëriñ jëm pour Médina Fall bu final amee nag ñu toog gis kilifa yi di ñëw mënoon nañu jóg déplacé wu dem fekk leen ci terrain d'entraînement bi ni ko ñëpp defee ñu ni déedéet nit ki boo sañee dugg këram te doo ko tàggu da ngay jóg déplacé wu ñëw seet si ko fi mu nekk ñu ñëw fii ci siège bi fekk si fi sunu ay frères nga xam te ne bu ñu fi toogee toogaay bi dina neex waxtaan bi dina neex message bi ñu président yónni nag muy message bu am solo mi ngi bokk mbégte ak kontante ci engagement ci jom ji nekk ci ASC Renaissance football club ci engagement bi nekk ci ASC Renaissance football club xam ni yàgg naa sigil quartier Médina Fall je me rappelle bien mi ngi may fàttali tey rek bi ñu toogee naa ma keroog bi ASC Renaissance di gagné final départemental ba tudd Stéphane Diop ci jaloore ji mu defoon bii bi mu marqué woon ba tax ASC Renaissance remporté final départemental ci stade Lat Dior ñu indi ko fii muy ndamu Médina Fall boo xoolee ku mel ni suñu frère du ñu taxaw ba jóg te duñ ko tudd Vieux Dieng Boy Naar nga xamante ni buñ nee Ahmed Dieng Tàqanaar ñu xam ko bu baax li mu liggéey ci footballu Sénégal doyoon na Cheikh Mbaye Naar doyoon na ñu ni déedéet moom dafa jóg muyee la mayo sonn ngir Médina Fall sonn ngir ASC bi lii nag mooy charme nawetaan lii mooy charme football ndax koñ ak koñ la koñ ak koñ la ñun suñu koñ bi ñu dëkk muy Médina Fall du ñu nangu kenn di dem ñun ñuy des gannaaw moo waral bi ñu dee jongante yeneen ASC bokk ci ku ci nekk jóg taxaw nasu Renaissance nga ci wet gi avenir club nga ci wet gi Foyer des Jeunes moom mooy seen yaay moo jur yooyu ASC mais
nekkin bi dafa rafet ndax boo demee Seneps Excellence fekk fa seeni doom ñoom ñooy fubal ndoo ensemble booy fubal foyer ñooy fubal Renaissance booy fubal avenir ñoo bokk di fubal ndoo mbaaxaan ñooy fubal ndoo ci yenn ASC nga xam te ñooy club yi nekk ci zone nord président nag am naqar bu garaaw a garaaw ndax nee na boo xoolee saa yu Renaissance jógee wala foyer des jeunes de Médina Fall wala avenir club fan la ñuy football liggéey ci yeneen zones yi ñun zone nord ñu ginnaawal ñu ñun zone nord ñu gàccal ñu mel ni ñun Médina Fall amuñu capacité pour am stade bu baax pour mën a recevoir ana club bu zone nord ana club bu Médina Fall bu ñu jógee taxaw ñun dañuy jóg fan la ñu jëm Maniang Soumaré leen jëm fan lañ jëm Lat Dior leen jëm fan lañ jëm champ de course leen jëm suñu complexe Yatma Diouf nekk fii ñu xool ñi nga xam te ñooy maire yi fi nekk tey actuellement am budget bu yaatu mënoon a jóg defar ko suñu doom yi du jouer imaginel tey jii ñu noon final bi fii lañ ko joué ci marché Ngelaw da ngay sangu ba set jàpp sa loxol doom dem seetaani ñëw ñibbisiwaat sa kër mais transport rek daanaka ku ci nekk boo nee seetaani Lat Dior di nga dépenser 2000 francs ci transport ndax lan boolewul nu ci dara mu mel ni ñun dañuy jéggaane te kuy falu fii Médina Fall nga jëm si kuy dagaan baat fii nga jëm si waaye bu ñu demee ba am rek fàttewaat ñu loolu nag tax président Ndiaga Wade jóg daan ni loolu dama koy xeex damay jóg taxaw tàllal sama loxo ànd ak ASC yi fi nekk yëpp ku ci nekk nag ñu ngi jóg di daw di seet si ASC yi lu leen waay jox yéen a ko moom jël leen ko ngeen téye ko waaye guddi suñu maman Awa Doucouré monsieur Ndiaga Wade dëkk fii ci Loyenne bokk ak Serigne Modou Aminta Fall nga xam te ni rus na damay dégg muy wax mu naa ma rus naa di wax loo xam te ni lu dul dëgg la suba élection yi jàll may sigg di xool waa Médina Fall ñuy rus kon nag moo tax mu damaa bëgg ngeen def forte délégation ñu ànd ceeg Thiès Média ñëw taxaw fii seet si suñu gaay yi ndax kii day sama xarit fii man sama njaboot fii lañ dëkk man sama doom day jouer Renaissance sama taaw joué na fa Cadet jóge na fa joué na Kër Issa nga xam te ni ñun ñëpp benn lañ communauté bi fi ne nii ni jëndal naa ko t-shirt jox naa ko participation pour ASC Renaissance parce que ndax lan ñun benn lañ kon nag message bi ñuy lancé nañu am fair play nanu bokkandoo te xam ne ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay ndax ñun Médina Fall mu leen lu gëm mooy quartier bi bu avenir gagné Médina Fall a gagné bu Renaissance gagné Médina Fall a gagné bu foyer des jeunes gagné Médina Fall a gagné kon nag ñu ngi lancé appel yàlla nañu yàlla may ndam ni ñibbisiwaat fii bu kenn xuriku bu dara xew nañu sañ sa ba rafet jàppandoo ay loxo bokkandoo lépp dem feete ji ñëwaat indi ndam li que le meilleur gagne ma jël kàddu gi nag bàyyi ko ak monsieur Bouba bu paree ñu jox galas loolu lañ ñu yebaloon li ci des monsieur Bouba dina ko yeggalee. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ni Union Citoyenne Buntu bi tey da ngeen a ñëw sama kër man maa leen di dalal ndaxte ku xam Bouba xam ko ci Renaissance. waaw dem na ba nga xamante ni si supporter foyer ya fa nekk sunu biir kër rek ñoom bu ñuy waxtaan seen biir su ma ñëwee ñu ni dañ ñoo rax ba nuppi leen mu doon loo xamante ni si lu yéeme la ndaxte Renaissance daf ma defal loo xamante ni si mën naa wax ni tey su ma demee bay bàyyi football loolu moo ko waral ndaxte man sama ngor mayetuma Renaissance di ma dégg feneen may entraîner feneen te bëgguma it ñi nekk foyer comme ñi ngi lay jiitee dañ laa jigee bari ay kilifa yu waxtaan ak yow pour bëgg nga dellu si bëgguma Renaissance dégg ni ñi ngi foofu bëggatuma dégg ñu dégg ni waa foyer gis ni maa ngi dem di entraîner Renaissance moo tax ma teel a bàyyi football 2013. waaw moment bi may bàyyi sama gars yëpp ñu ngi football. moment bi may bàyyi su ma jugee dem terrain dem match d'entraînement di entraîner ñu bëree bëri di naan ma lan moo tax traité footballoo nawetaan man leen kii na musuma ko wax fenn nag. tey la jot moo tax ma wax ko. comme ni mu demee nii rek man dama naan man maa am ndam ndaxte li ma bëggoon moo am ndaxte man dama doon souhaité pour Renaissance ak foyer dem final bu ñu demee final mat na man nag lii mooy sama fête. comme ni ma ko waxee ci waa Médina Fall booy koñ supporters yi nee naa leen man final bi seetaaniwu ma mënuma ko te duma ko def ndaxte leer na ma ni su ma demee ba stade ba toog di seetaan sama xol mën naa jékki-jékki farfeen na te bugguma ko kenn mën na ko bañ a xam mais bugguma loolu bugguma kenn xam kenn sama xol farfeen na damaa bëgg toog ñu woo ma téléphone ni ma diw gañe na ku gañe kontaan naa li ma bëgg nag muy wax ni ndam li biir Médina Fall lay ñëw que ni ko Pape Seck waxee rek moo ci nekk ñu def fair play man nag awuma ci jiixi jaaxa si dirigeants yi ak joueurs yi ndaxte football nañ fu nekk match bu nekk football nañ ko fii mais nag supporters yi laay woo di leen wax ni leen il fallait que ñu gën a dal te xamante ni si sport day boole nañu fexe ba sunu mag ñi li ñu fi bàyyil buñ ko yàq. waaw asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne moom lañ fi fekk
muy jeunesse bi nga xam ne ñoom la ñu fekk fii ci Renaissance di leen jotal sunu nuyoo muy nuyoo union citoyenne bunt bi bu monsieur le maire Ndiaga Wade di doomu Médina Fall dëkk fii ci ginnaaw complexe Yatma Diouf di jotal également monsieur Babacar Mbeng di directeur de campagne de l'union citoyenne bunt bi di jotal également nuyoo seen yaay seen xarit Adja Awa Doucouré man message bi may jàllale message bu ndaw la te dama koy adressé à la jeunesse pour que ñu mën a yeewu ci li nga xam ni moom mooy sunu activité parce que fii Médina Fall booy xool am na cadre bu ne am na façon nit bu ne am na taxawaay bu ne boo xam ni Médina Fall am na ko te yàgg na koo xeex waaye li nga xam ni moom la ñuy xeex fekk jàllul ci plan bi ñu bëgg ci instance de décision yi nga xam ne fa lañ koy soxla xeex boobu du mën a saafaraw ndax comme ni ko benn waxkat daan waxe benn philosophe il est beaucoup plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de se plaindre de l'obscurité lampe baa ngi ni taal ko moo gën nga ne fi naan dafa lëndëm te li fiy lëndëm xam nañu ko mooy monsieur le maire Lamine Diallo mi nga xam ni moom moo nekk ci zone nord jàppalewul population bi dimbaliwul ndaw ñi seetaan na ñi nga xam ni ñoom ñooy nekk ci wàllu sport ndax complexe Yatma Diouf bi kenn ku ne xam na ni tey millions yi nga xam ne jox nañ ko muy 5 milliards yoo xam ne jox nañ la ko pendant 7 ans nga war koo liggéey uniquement pour zone nord 50 millions boo ko defoon ci complexe bi yaakaar naa équipe yi dinañ am fu ñuy fubale seen nawetaan te duñu déplacé wu di dem fenn da ngay gis ba ci équipe yi buñ dee entraîné dañuy am sax problème mu terrain dimanche yi jeunes yi dañuy yeewu bëgg di tàngal seen yaram mais duñu am sax fu ñuy fubale da ngay gis ñii dañuy taxaw fubal diggante 10 heures ba midi ñii taxaw xaar beneen équipe bi pour mu pare ñeneen ñi mën a fubal te loolu mu doon liggéey boo xam ni mairie bi moom moo ko waroon a liggéey mais li ci ëpp jaay nañ suuf si nga xam ni moom la jeunesse bi waroon a am espace vert yi nga xam ne fa lañ waroon di toog di noppalu jaay nañu ko donc dara di surtout fi loo xam ni lu dul dañuy jéggaani ci yeneen communes yi pour di fubali foofu. barki démb dafa am benn jeune bu ma interpellé fii bu tudd Abdoulaye Sow buy liggéey ci 3FPT mu may interpellé ci par rapport ak ni leen Lamine Diallo seetaane ci taataa bii nga xam ne dafay am ci tali bii nga xam ne moo nekk ci wetu armères yi kàmb yi nga xam ne moom moo fa ne ak miir bi nga xam ni mooy miiru armères yi nga xam ne moom la jeunesse bi taxaw pour defaraat ko ñu interpellé monsieur le maire Lamine Diallo mu ñëw taxaw xool constaté ba pare depuis boobu ba léegi lañ ko gëj a gis yaakaar naa jeunesse bi ñoom ñoo mujj taxaw def seen ay collecte ak bonne volonté yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ci la ñu defaraat miiru armères yi defaraat tali bi nga xam ni moom moo fi nekk te loolu compétence su mairie la Ndiaga Wade li tax li mu mission bi muy dox mu am solo mooy dafa dëkk ak jeunesse bi xam population bi xam lan la ñu soxla te mu leen di déglu guddee ak bëccëg te mission bi yëpp moom mooy régler situation bi nga xam ni moom moo nekk à Médina Fall. Adja Awa Doucouré ku ko xam na ni yàlla def may na ko xéewal mënoon na tëdd këram di nelaw mag mu am plus de 70 ans bu jugee di dox yaakaar naa am na ñeneen ñu muy xàllal mais du boppam. donc loolu nag yoon la ñun jeunesse bi nga xam ne ñoo dëkk Médina Fall ñu mën a jël suñuy responsabilité changer les données ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy bàyyi xel fullaal ñu faydaal ñooñu ñu teg leen suñu mairie la ñu bëgg ñu mën ñu koo defal. ñi ngi jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ak délégation bi nga xam ne moom la ñu àndal ndax waa Renaissance ku leen xam-xam ne ay jàmbaar lañ ku leen xam-xam ne ay bañkat lañ ku leen xam-xam ne ñii dañuy xeex ba dee te ci li ñuy nekk guddi ak bëccëg. mooy lépp loo xam ne dafay indi ndam fii ci Renaissance da nga ciy gis dirigeants yi dañ ciy nekk di xeex guddi ak bëccëg te loolu nag mérite la boo xam ne dañ ko am ndax am na ñoo xam ne ñi ngi ko man war a taxaw xeex mais dañuy daw terrain bi tëdd seen i kër ñii ñi ngi Dakar tëdd ñii ñi ngi Thiès Ouest tëdd ñii ñi ngi feneen ak feneen ak tëdd mais am na ñoo xam ne duñu daw duñu daay guddi ak bëccëg dañuy taxaw di xeex ñooñu nag yoon la bu contexte yu mel nii jotee ñu leen di remercier ndax waaw góor yomb na waaye nag ku deful dara doo ko dégg yéen ñi def dara nag ba Renaissance mën a toll ci instance yi mu doon tiitaru di fierté mboolem ku dëkk ci Renaissance yaakaar naa ña ko liggéey nekk ci suuf di ko liggéey ñooñu war nañ leen a gërëm di leen remercier. Bouba Gueye ci ñun la bokk bañ nañ ko ba chaque jour suñuy joué maag booy naa dañu ànd dem place am day yëkkati xaalis bu bari jox ñu
waxuma la du yem ci joxe xaalisam sax mais dañuy wax xalaat bu mu am ci pour lu jëmale Renaissance kanam rek yaakaar naa ne da koy def kon tey jii moom yaakaar naa ne su leen dalaloon rek moom doy na quoi. bu weesoo loolu ñu ngi sant suñu grand bi Seck di leen sant yéen ñëpp di rafetlu teewaay bi di wax ni Ndiaga Wade nag moom du tey la njëkk a ñëw fii Cheikh Wade da ngeen ni doomu bàyyi ma fenn depuis bi ñu commencé jouer ba léegi chaque jour day indi wàllam ci ASC Renaissance wane ni moom fii la bokk chaque mars Cheikh Wade da ngeen nii day ñëw joxe xaalisam vraiment boole ko yéene nga xam ni kii lim lay jox dala koo yéene kon amuñu lu ñuy def lu dul di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal ci li mu jëm suñu borom defal ko ci lu kawe njottam li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal di leen sant nag baax a baax vraiment kontaan nañ am nañ mbégte koo xam ne sax xamuñu lu ñuy wax vraiment am nañ mbégte bu weesoo loolu ñuy ñaax supporters yi di leen xamal ni Renaissance ak Manda Fall benn lañ man mii di wax ak yéen biir Manda Fall laa yeewoo chaque jour di ñëw fii kon Renaissance ak Manda Fall kenn mënu leen a xaajale tey ñu ngi ñaan xale yi kenn bañ cee def loo xamante ni nii ëllëg da ngay dajeeg sa morom di rus wala ngay sëgg ndax boo ko defee boo xëyee da ngay dajeeg sa morom sëgg te jaru ko football la foo la lu mënti xew ndam li biir Manda Fall lay fanaan amul kenn du ko yóbbu kër Seex kenn du ko yóbbu kaw sare biir Manda Fall la jëm si kon dèjà ndam li ñëw na fi ba pare kon nañ ko rafetal ñu def ko ci fair play que le meilleur gagne ndax football la rek ñaari équipe ñooy daje faaw kenn gagné ku ñu gagné nga xam ne yow lañ gagné nga muñ ba beneen yoon ki gagné nga félicité ko mu jeex ngeen ànd dem ñibbi parce que yéen ñëpp Manda Fall lañ jëm si waat waaw ñëpp Manda Fall lañ jëm si waat ñu ngi ñaax loolu xale yi ñu góorgóorlu ci bàyyi ci xel parce que amul solo li ëpp solo mooy ñaari équipe Manda Fall yi gis naa ci loo xamante ni nii suñu góorgóorloo tuuti faneen yeneen équipe yi fi ñuy àgg muy départemental régional mën nañ koo jël parce que joueur yaa ngi fi dirigeant yu bëgg yaa ngi fi kon lan moo ci des ñun ñëpp ñu ànd booloo def benn say mën a jëli loolu parce que gëj na fi départemental gëj na fi régional gëj na fi kon lan moo tax mënuñoo booloo jàpp doon benn jéem a dem jëli yooyu vraiment maa ngi ci woo ñëpp ñu jàpp ci xam nga ñu jàppale ñaari équipe yëpp muy Renaissance muy Foyer xam nga ñu mën a jëli loolu mais lii fête bu ndaw la rek nañ ko. président Sidibé moo fi nekkul mais su fi nekkoon tey parce que dafa dem guddi àjjuma mais su fi nekkoon place bi ñu taxaw moom moo fi taxaw di wax Boy Naar aussi dafa génn mais amoon nañ yéene ngeen fekk fi ñëpp ñu dalal leen parce que fii moom seen kër la mën naa ne bu leen booba ngay dalalee rek sax baax na parce que moom fi la bokk di sant nag Cheikh Wade bu baax parce que vraiment mu ngi ciy jàpp baax a baax chaque jour dañ koy sonal di ko woo xam nga mais day bàyyi liggéeyam bàyyi léppam ñëw di ci jàpp kon vraiment moom it ñu ngi koy ñaanal di leen ko dénkaat bu baax a baax vraiment merci beaucoup kontaan nañ